رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران iftar ñaari tali asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum tey ñaari tali mooy koñ bi ñuy nemmeeku ji xool ana nu mu toogee ndax ni leen ko waxee rek wër koñ yëpp mooy solob iftar xool ana nu ñu toogee ana lu fay ay jéego ana lu fay ay tawat ngir bu koñ yëpp dajee lépp doon njariñu Sénégal waaye laataa ñuy dugg ci xolob koñ ba ni ñu ko baaxoo nemmeeku ji leen ci reportage bu Soda Diakhoum Pakh ñi muy àndal dañuy dalal suñuy gan yi nga xam ne tey imam bi leen jaboote teew fii mooy imam Serigne Issa Seck imam Serigne Issa Seck moo ànd ak Adja Marie Camara di bàjjenu gox foofule ci Biscuiterie yi Medoune Diop mooy président commission sportive bu NGB ñaari tali NGB jóge ci lanterne rouge bi yéegaat na amaat yaakaar ndax wàcc woon na ba ci suuf ba ci ndàdde yi comme ni ñu koy faral di waxee waaye ndàdde bu góorgóorloo mooy jël pay ñu tàmbali dalal suñu gan laata ñu sóobu ci waxtaan wi imam asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu am mbégte di la dalal ci iftar ak ñaari tali gi nga jaboote di dalal it Adja Marie Camara asalaamaaleykum Camara. salaamaaleykum. naka ko xanaa koor gi da la jàpp baat bi suuf am na lu ma yóbbante léegi oustaz. am na loo yóbbante ci oustaz imam bi waaw. si imam waaw waxi télé la wala du waxi télé bu ñu paree. bu ñu paree ñu wax si Medoune Diop salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam maa ngi nuyu ñëpp sant ñëpp. Medoune Diop yaa fi teewal ndaw yu ñaari tali yi daañu wax si ñaari tali waaye tamit ñaari tali bu ñu ko waxee xel yëpp dafay dem ci NGB ndax percée bi nga xamante ne defoon nañ ko ci ay jamono. ak jéego yu ñuy def waaye nag kuy yéeg mooy wàcci waaye ko wàcci it bu góorgóorloo mooy yéeg kon daañu si dikk léegi. incha allah imam Cheikh Tahir Fall moom lay àndal ci iftar bi imam salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. du ma la dalal dama laa nuyu rek. waaw da nga may nuyu ma fay la. mu jeex di sant yàlla dalal ànd ak yow dalal suñu gan yi. bismillah di am mbégte lool ci dalal imam ak le jeune ak soxna si nga xam ni moo teewal jigéen ñi ca gox ba. ak waa ASC ba ak imam bi ñu leen dalal bu baax. très bien alors ni ñu ko baaxoo nag ginnaaw bu ñu sooboo ci koñ ba noppeek ab toogaayam ponk bi ñuy waxtaane tey mooy ana lan mooy rôle ab imam taxawaayam bi war doore ko si jàkka ji si koñ bi pour ne pas dire ci société bi kon tey loolu mooy ponk bi ñuy waxtaane si ñaareelu xaaju iftar bi waaye ñu tàmbali ak Soda Diakhoum Pakh Babacar Mboup Souleymane Diallo. رمضان يا رمضان ci bëccëgu weeru koor bu sell bi lañu fekk yile tut tànk ak seeni téere alxuraan ñu toog di liifantu ñu ngi ci xolu ñaari tali lu ko tàmbalee ale Cheikh Sidi Aydara ba ca grande mosquée ñaari tali askan waa nga ca waar wa képp koo xamante ne wóor nañ la boo xëyee suba ba ngoon jot boo wooree doo am foo ndogoo ñun woo nañ la nga yoon ndogu si doo nekk ci benn gox rek jóg di laaj état parce que gox bu nekk am na ko fa représenté état numéro bi waaw bu ñu gisee suñu initiative yi ñu jël suñu responsabilité jël suñu ñàkk di ci def ñoom loolu waru woon sax xaar ba ñun ñuy demee noonu kon ñoom bu ñu ko gisee xëy na d'ici peu de temps changement dina am d'ici prochaine année yi incha allah. fii nag soxna yi seen yitte mooy information buntu bu ne nag fëgg nañ fa waaye li ni mel antagul ba tey. formation nag amuñu ko. dugg nañu fu nekk pour ay formation xanaa man rabek bii toujours dinaay dem ci formation yi ndax xam nga ni ma nekkee présidente association financement amuñu ko. suñu association bi ñu def ko entreprise bu mag bi nga xamante ne xel ni même suñu jeunes yi ci koñ bi sax la ñu bëgg ñu bénéficier ci même xale yi fi mu nekk nii ñi ngi xalaat pour xale yu góor yi ñi nga xam defuñu dara nuñ leen mën a dimbalee ndax xale yu góor yi toujours bu ma rombee mais rakki mère xanaa dooñu kii toujours ñi ngi may approché di ma laaj daal mère waaw du ngeen ñu xool du ngeen ñu kii nangama ma ne ko ñi ngi xalaat nuñ leen mën a jàppale pour xale yu góor yi sax ñu am yi nga xamante ni dinañ leen ko mën a defal ba nga xamante ni suñu koñ daal dañoo bëgg suñu koñ nekk ci koñ yi nekk exemple. demoon nañu ministère de la femme am na ay kayit yu ñu fa déposé woon mais ba depuis lors jotuñu ci dara pour ci formation yi ak aide yi pour ñu mën cee jot. seen diine ñor leen loolu tax nañu ut ab ustaas bu leen di tàggat. am nañu ustaas bu ñuy jàngal suñu kii wa nga nale suñu tableau ma nga nale dañuy jàng aussi alxuraan
am na ku ñuy jàngal si chaque lundi am nañu ku ñuy jàngal kooku bu lundi day ñëw jàngal ñu ñun ñëpp ñu kii lal suñuy basang fii toog jàng à partir de 5 heures loolu la ñuy def. bu ñu nee ñaari tali nag xel ak xalaat yépp day daal di dem ci tàggat yaram rawatina ci football équipe bi nag fu mu toll nii tàmbalee suux ndax yenn gàllankoor yu muy janool. bu njëkk ba nag ak léegi bokkul bu njëkk ba parce que amoon na engouement populaire parce que ñaari tali c'est un quartier boo xam ni bu daan football yi ñëppay génn autant aussi y avait de très bons footballeurs mais xam nga adduna mooy dox après loolu bu amee tamit xëy na voilà defaraat bi mooy depuis un certain temps ñaari tali option bi ñu jël mooy former des jeunes joueurs jël cadet junior pour ñu en équipe première te en général bu loolu amee noo def au moins 1 à 2 ans nga nekk si ay difficultés parce que amaguñu vécu am ñu expérience mais une fois ñu maîtriser le niveau du championnat rek mën nañu am dara gars yi ngi liggéey et peut-être 2 mois incha allah y aura un changement quoi incha allah radical sax waa sur tous les plans moom. mu ci yokk ne ñàkk ndimbal ak kilifa yi nekkee foofu banque seeni yoxo tax na équipe bi di gën a suux waaye ñoom nag am nañ yaakaar ne li ni mel léegi tey mu daal di jeex. équipe bi moom am na jafe-jafe yu bëri ndax benn am nañ problème sponsor ndax dafa métti trop benn nit mooy def lépp presque muy président bi waaw ñun bañ juddoo ba léegi nag dañoo bëgg nag sponsor yi ñëw jàppale équipe bi gars yi gën a mobiliser nekk autour de l' équipe. comprendre nga ñëpp jàpp si quoi ñëpp jàpp ne équipe bi seen yëfu bopp la que ñun ñoo ko mën a doxal quoi dëgg la nag année yi passé am nañ ay jafe-jafe mais loolu ça peut se comprendre ndax championnat Sénégal moo demee noonu te ñun ñaareel dafa tàmm di jouer première place si championnat bi quoi mais année yi nii si formation bi lañ gën a focaliser loolu moo tax sax ñuy xaw a championnat di traverser quoi. lu ko tàmbalee G2 jàpp ñaari tali ba ca marché ngelaw foofee nag ab histoire bu yàgg la chef de quartier bi moo koy leeral. waaw ñaari tali di xanaa boo ko seetee historiquement boo génnee sax li ngay doon xale boo xoolee nga xam ne ñaari voies yi moo waral ñaari tali xam nga man du ma fàttali ko boo demoon ba Fass boo jógee Fass. bayal bu yaatu ngay gis muy terrain foyer ñu ko daan wax terrain foyer après bopp nga ciy teg ak zone A ak zone B ñëw fii diggante boobu lañu fi def pour jóge Dakar ak si fii ñu def ñaari voies bii nga xam ne day jóge Dakar ak voie bi nga xam ne day jóge nii jëm Dakar loolu waral ñaari tali parce que ñaari tali am na benn tali aussi benn tali la bu jóge biir jaar ci quartier bi dem moo tax fii nekk ñaari voies bee nekk benn voie. waaye nag foofee ca ñaari tali bëri na ci ñoo xamante ni seen yaram dafa sutante feebaru roño moo fa jaar chef de quartier bi ne kilifa yi nañu leen gestu. ñu mën ñuy sàkkuwaat ñu mën ñu ci gën a dimbale ndax bëgg-bëgg yi ak li ñu war a def yépp ci biir quartier bi dafa bari waaw nit ñaa ngi feebar ñu war leen a dimbale te mënuñu ko jaare loolu ci autorité yi te am na feebar boo xam ne dafa fréquent maladie boo xam ne doy na war lu mel ni dialyse nee sax c'est gratuit les soins mais nag pour nga am ko dafa difficile ndax boo fa demee ñi ko am maladie boobu dafa bari à telle enseigne que il faut nga am loo jàpp financièrement di ko jéem a joxe pour mën a gën a gaaw ñu faj la ci loolu te du feebar la boo xam ne mënoo toog 1 semaine 2 semaines sans nga passé foofu muy difficile lu metti ñu sàkkuwaat nag ndimbal ci loolu. gox bii di ñaari tali amateur de foot yi namm leen bu baax gëj leen a gisit ñu jël ay raye ci wàllum tàggat yaram li ni mel nag ñoom ñuy biral ne dana dellu siwaat waaye ña nga yuuxu wàllu waaye di tàllal loxo ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ngir seen gox boobu ràññeekuwaat bu baax ci li ni mel. رمضان يا رمضان. Imam Serigne Issa Seck dem nañu si xolop ñaari tali nemmeeku ji askan wa ndax nañu wanaatle koñ bi ak Sénégal méngoo na ak ni ko bëggee woon. aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di gërëm ci invitation bi
may gi ngeen ñu may ñu mën a jàkkaarloo ak askan wi ak mbokk yi mën a wax ak ñoom. xam nga doomu aadama dundam yëpp ambition la. étape boo toll rek am nga étape boo beneen booy mébét pour àgg foofa. la ñuy dund ne ca ñaari tali maanaam étape la waaye itam nag taxul maanaam di ko dund taxul ñu ni maanaam noonu la ñu bëgg. maanaam côté boo dem bu dee ci wàllu jàkka ji bu dee ci wàllu quartier bi ak gox yi ak fu mu mën a doon kër yi am nañu kenn ku nekk ambition pour quartier ñaari tali incha allah avancé dem ca kanam mu am changement yoo xam ne day am du am rek ci maanaam infrastructure yeeg yi ñu jëfandikoo yooyu déedéet waaye ci comportement nit ñi. ci seen gis-gisin ci dëkkandoo. ci seen gis-gisin ci maanaam mbedd mi ak li nga bokk ak nit ñi maanaam boo génnee kër gi ci kër gi am na noo war a nekkee ñoom waaye boo génnee kër gi ñëw ci mbedd mi itam lu am solo la comportement yooyu. c'est-à-dire li ma bëgg wax mooy. li ñuy ñaan di ko aspirer mooy ñu dem ba gis changement de comportement. parce que am na certains comportements yoo xam ne day am. mel na jël ay mbalit ak ay jël ay nangam di ko teg yooyu dañu bëgg incha allah nit ñi dem a dem ba nga xam ne dañuy dépassé yooyu. jërëjëf Adja Marie Camara bàjjenu gox war nañu gox ba ban loo si bëgg a dolli wala loo si bëgg a gàgganti. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyoo waat di kontaan ci invitation bi ngeen ñu invité di wax imam li mu wax léegi. ma yokk ci rek tuuti ndax parce que presque ubbi na débat bi ndax dëkkandoo dafa am àq ni mu ko waxee dëkkandoo dafa am àq da ngay bale sa kër ba mu set nga ñëw fekk sa morom bale ba mu set nga buule sa mbalitam ñëw tegal ko ko su waxee nga ne ko mbeddum buur la mbeddum buur la nag buur toogul foofu buur dëkku fa ñi fa dëkk ñoo ko war a defar di ñaan ñuy dimbalante di yërëmante foofu Biscuiterie nag moom wax dëgg yàlla am na ñu fa doy waar waaye am na fi ñoo xam ne ñi ñu ngay dimbalante ndax soo toogee sa kër sa morom toggul di nga xam ne sa morom mi toggul da nga jéem ca moom dara soo ak sutura dañ ci jéem dara ak sutura ni ko Adja ki waxe léegi dégg naa ko ñun jigéen ñi ñu ngi dimbalante ndax dimbalante weesuwul nga indi sa juróomi dërëm sa morom indi juróomi dërëm moom ñu boole ko jox kenn mu dem defi soxlaam su paree dellu si defal ko moromam defal ko moromam ba mu jeex ñuy sant yàlla nag julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte loolu rek ndimbal la bari na ndimbal la ndax ci xol bu rafet lañu koy def ci sutura lañu koy def aussi di sant ñëpp. Président Medoune Diop asalaamaaleykum encore alors noo jàngee reportage bi. waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp salaamaaleykum Khalifa di rafetlu ñu toog ci plateau bi yëpp di ñaanal télé bi mu bokk ci télé yi gën a wax ci àdduna bi. amiin ba pare di souhaiter tamit ñu nekk partenaire ñu ndax ITV. parce que ñaareel Grand Dakar mi ngi fii ITV mi ngi point 1. tali bi moo dox suñu diggante. war nañ mën a nekk benn partenaire daal. dëgg la gën a soqali club bi. fas na si yu bëri daal. loolu war nañ ko fas ko tey. incha allah mu dem daal. incha allah bon man su ma ñëwee boo ñëwee. par rapport waaye dinañ jël pay de. waaw non dañuy jël pay bu ngeen ñëwee rek ñu jël pay. bu ngeen ñëwee bu déwee nañ jël pay. incha allah jërëjëf. incha allah parce que ñu ngi waajal coupe du Sénégal ndax ñu ngi en demi-finale bu ñu demee finale boobu ñun ak yéen a koy àndandoo daal. te ñaanal leen yàlla def ñu dem final ak jàmm. bon boo xoolee si par rapport ak reportage bi laay ñëw léegi. parce que boo xoolee ñaata dafa am identité am. boo xoolee dañ quartier boo xamante ni quartier football la. loolu ñëpp tey boo xoolee turam fu mu àgg sax sport bi moo ko fi yóbbu football bi moo fi yóbbu ñuy wax ñaar tali mais tey loolu tey moo ñu may lépp lu ñu mun a am tey ñu jógee si ñaar tali ba ñëw si NGB. tey boo xoolee ñu naan NGB mooy ñaatali Grand Dakar Biscuiterie mu nekk 12 ASC mu nekkoon benn ASC bu dem ba liggéey ba tey ba 12 ASC yoo xam ñu ngi nekk si ñaari commune muy commune de Grand Dakar Biscuiterie ñu rallier si NGB. booloo mooy doole. booloo mooy doole mu ngoog tey muy nekk NGB ñu dem Ligue 1 di nekk championnat bi jël fi coupe du Sénégal dem Afrique dem fu ne. mais problème boo xoolee tey sànq wax noonu coach bi la
muy wax si formation mais formation boo ko def da nga fay infrastructure te am nañ benn terrain boo xam mi ngi suñu gox yaa ngi dégg mi si doon topp di boobu ba léegi di si daw tey lu Sadio lu waa Bambali am Sadio Mané tey ñun soxla nañ ay Sadio Mané mais loolu pour ñu am ko foog ñu am ay infrastructure yoo xam am ay terrain yoo xam fa la xale yi di mën a pratiquer sport di mën def football dañu gën a yaatal bu waaw incha allah Aliou Cheikh Taïb Fall waaw kontaan Khalifa ci suñu ganu tey vraiment débat bi ak nit ñi yiw ñi fi toog ak ni ñuy waxee bëgg nañ ci loolu niroo na ak iftaar bu baax a baax a baax imaam li mu wax boo ko xoolee ci wàllu comportement mooy li am solo parce que tam àddina développement du matériel mais nit mooy développé mooy yor melokaan wu rafet soo xoolee soxna si li mu wax ci dimbalante jigéen ñi ak jàppalante boo xoolee waa NGB li ñu wax aussi ci booloo ak ambition surtout te loolu feeñ na ci ñetti wax yëpp te ambition mooy yóbbu nit fu mu dem donc ambition defe naan mooy maître mot li ma déggagul ci ñett ñi ci yoonu njëkk bi àddina yàlla daf ko bind andi ñu fii jël lépp teg suñ loxo maanaam def nit xalifaam ci kaw suuf ça veut dire def ko xalifaam ci kaw suuf mooy délégué ko lenn ci ay pouvoir am jox ko ay sañ-sañ jox ko xel jox ko ay pexe jox ko ay man-man lu des ci nit ci dundu doomu aadama rek soo ko xoolee ba ca biir ambition la su nit amee ambition ci dara la muy njëkk a wut mooy pexe mi muy jaar ba dëggal ambition boobu waaye bu nit amul ambition même bu fi pexe mi nekkee du ko jëfandikoo di ngay gis ku am ay moyens yu bari pour développer nga gis ku am ay koñ boo xam ne lu nekk nga fa benn fukki koñ ak nangam ñu dajaloo fukki ASC ak nangam nekk benn association te nekkoon fukk ak benn defe naa ne boo xooloon kenn ku nekk bu joxe woon tey ñaar téeméeri dërëm par weer rek ñaar téeméeri dërëm ñu ni képp quartier bu nekk quartier yooyu yëpp bu ñu leen boolee ñaar téeméeri dërëm par weer rek di nga gis ni loolu xajul ci li ngeen bëgg a def donc yomb na lu doxal suñu réew yomb na su fekkee ànd nañu su fekkee kenn ku nekk boole nga sa bopp ci liñ bokk su fekkee kenn ku ci nekk positif nga c'est-à-dire xam nga nit ñi dañ naan gisuma sa bopp ci nangam loolu baaxul dañoo war a wax ndax loolu gis na boppam ci man da ngaa war a xool ndax quartier bi gis na boppam ci man ku nekk fàtte si jëmm waaw mais boo nee gisuma sam bopp da ngaa bëgg a séddu te liggéeyagoo donc séddu bi dañ ko yàkkamti kenn ku nekk bu waxoon ni tey ñun suñu quartier bii jàkka ji ñoo ko moom terrain bi ñoo ko moom association sportive bi club yi fi nekk ci wàllu yëngu-yëngu jeune ak jigéen ak yëpp ñoo ko moom suñu alal la nañ ci def suñu alal def ci suñu xam-xam def ci suñu yéene bu rafet def ci suñu kàddu gu rafet parce que jeune bi romb la nga encouragé ko rek kàddu la gu baax la man gis naa li ngeen di def rafet na décourage góorgóorlu leen gën leen ànd gën nangam loolu rek rafet na imam bi nga romb ko nuyu respect wan ko ne ko yéenay suñuy kilifa ñun ay ndaw lañu dañoo bëgg seen taataan seen xam-xam taataan seen ñaan moom loolu rek imam bi da ci yëgee ni ndekete kii kat li ma koy séen muy romb fii di daw ndekete ku am yëg la xale bu yaru la ndekete ñaanal la ci yedd la ci dimbali la ci loolu rek mooy li am solo vivre ensemble boobu daal buñ ko gënee développé te yaakaar naa ni ci biir élément bi am na ko wax ni bi ñuy jël ay coupe di dem di def lu nekk ci réew mi ñëpp xam ñu boobu dafa fekkoon ñu am engouement populaire man loolu laa retenir ci élément bi engouement populaire boobu li koy indi il faut ñu liggéey ci bu amee crise nañ toog waxtaan lan mooy tax nit ñëpp adhéré ci liñ bëgg a def lan mooy tax nit ñi gëm li ñuy def parce que nit àddina yëpp confiance la ak gëm-gëm ak ambition bon loolu boo amee yaakaar nañ ni vraiment kontaan nañu ci waa ñaari tali xawma nag ñooy jël coupe bi waaye wala ñu jël ko de comme dañ bëgg mais ñaari coupe la comme dañ bëgg ñu lii ni ñu koy waxee dañ bëgg ñu lëkkaloo ak ITV bu ngeen bëgg lëkkaloo ak ITV nag ñaari coupe la Khalifa dafa am coupe bu iftaar coupe iftaar am na si njeextale lañ koy joxe bu njeexitali yëpp la ñuy jël inshallah en tout cas ñaari tali ñaari coupe ça va de pair baax na kon iftaara ngoog ana lan mooy iftaar mooy xool benn bi ni kuy yeewoo ci réew mi di juddub réew mi war a sóobe sa loxo war a xoolaat sa jëmm ngir méngoo ak li jëme réew mi kanam niki noonu la ñuy xool koñ bu nekk nan la toogee ak nan la war a gën a méngalee doxinam ak ay doxalinam
ci luy jëmee réew mi kanam bu ko defee bu ñu dajee rek si njeexital li Sénégal si boppam mën see jëm kanam waaye alimam dafa am lu ñu joytu si njëlbeenu émission bi Imam Seck lu ñu joytu nga bokk ko joytu ak soxna Camara muy comportement loolu ndax dafa tumuranke foofule ca ñaari tali. waaw xam nga comme ni ko Adja waxee nit ñi ñëpp duñu yemuñu nit ñi ñëpp yemuñu ci seen ay comportement mais foo fekk nag société noonu lay doxee day am ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla exception la ñu doon heureusement que dañuy nekk exception c'est-à-dire léegi li ëpp ci nit ñi meluñu noonu waaye nag da ngay gis nit ñoo xam ne moom vraiment bu ñu waxantee dëgg maanaam seen comportement daf lay jaaxal. Adja wax na ko léegi man sama kër dafa sëppu ci kaw tali bi dañu koy bale ba mu set waaye da ngay xëy doo xam ban heure lañ ko fay teg da ngay xëy rek fekk ñu indi la fa benn mbuus boo xam ne dafa def ay ma ni waaw est-ce que kii xam na ne nii lii ni mu koy déranger ci këram noonu lay déranger ne c'est-à-dire il faut nga xalaat ni yow li ngay yëg nit ñi loolu la ñuy yëg maanaam il faut nga yëg ci yëgu ñeneen ñi il faut nga yëg ci yëgu keneen moo tax alxuraan ni am baat kuy faral di indi imaam wahum la yash'urun shuur dafa am solo sentiment doomu aadama maanaam léegi ndax man lii may bëgg a def nii kii nii ndax bëgg naa ku ma ko def boo laajee question boobu rek amul sax très souvent da ngay wax ne automatiquement non bëgguma ko. nga seet sa bopp. waaw nga seet bu ko defee nga daal di dellu gannaaw. loolu nag dafa bokk ci li nga xam ne mooy rôle imaam yi ñun fi mu ne nii ci comme lu mel ne Ramadan bi nii loolu la ñuy waxtaane ndax Ramadan weer la boo xam ne bii nit ñi alhamdulilah dañuy dem ci jàkk yi surtout grande mosquée bu ñaari tali la fay jullee kenn xamul na mu toll. dañ ciy occasionné di wax noonu nit ñi pour jéem def changement d'attitude nit ñi ni ñuy gisee ak ni ñuy taxawee. ñu changé ko ba nga xam ne bi maanaam da ngay gis ni am na amélioration bu ci am. wax dëgg yàlla am na fa ay nit yoo xam ne maanaam seen comportement maanaam exemplarité la ñu am. waaye nag am na fa ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñooñu heureusement ni ma la ko waxee. ñu tuuti la ñu. waaye teewul nag dañuy poser toujours problème. Adja Marie Camara lu ñëpp waxee dëgg. wala ku ñëpp tuf li nga tooy da ngeen ko waxandoo da ngeen ko jooytundoo. dañ koy jooytundoo waaw dañ koy dund li ñuy wax fii yëpp dañ koy dund parce que su fekkente ne yow da nga jël sa bopp teg ko ca kaw jël sa morom teg ko ci suuf seen dëkk du neex boo jëlee sa bopp nag yamale ko ak sa nawle bi dinañ mën a dund gu rafet dinañ bokk ci jàmm dinañ demalante ci jàmm dinañ defalante ci jàmm. xam nga imam lépp si la jàmm xam dafa joxe misaal bu concret mooy mbalit mi. waaw yan misaal yu concret pour mu gën a doonum njàng. ñu gën see mën a tirer leçon. li imaam dund rek moom laa dund man sama kër dafa tiim tali bi si angle bi la nekk. ku am sa xar mu dee watal ko ñëw teg. xar mu dee. doo xam kan lañ ko ban heure lañ ko fay def doo xam kan la. xanaa yoonu oto mbalit bi fa lay jaar. si tali bi lay jaar da ngay dëkk angle. ku yor sa mbalit bu la dajal nga ñëw teg ko fa doo xam ban heure lañ ko fay teg soo waxee soo saaga boo xuloo dañ naan pat doo ko xam. ki la ko def moo la gën a xam ni li moo def. waaw moom dina xam mais yow doo xam voilà. looy def guddi kay. looy def guddi du jàmm. tigi wallaay. alors Medoune Diop. ak changement d'attitude boobu changement de comportement yi foog naa yéen tamit am ngeen si rôle mais d'abord la moo si sa constat. waaw bon man constat bu muy njëkk a def mooy gis nga Sénégal nit ñi environnement bi moo ñuy yar tey plateau bi nii nu mu rafetee yandi tey su ma ñënd woon rus naa sànni sa mouchoir fii. tigi mais tey bu ñu xoolee boo ñëwee benn buntu kër wala nga ñëw deux voies ñaata yi mu tilim foo tourné gis mbalit nit ki bu rombee day yaakaar fii fa la ñu teg war a teg wala day ñëw teg fa mbuusam dem. moo tax fa autorités yi ñu jàppale si loolu environnement bi bu setee nit ki bu ñëwee xool fii mu set dina rus ñëw teg fa mbalitam. dina dem xool fa loolu kay si koñ bi laa tàmbalee. mu ngoog si koñ bi comme ko commencé si koñ bi mooy génn dem yaa ngi dégg parce que tey environnement bi buñ ko defaree ba mu rafet yaa ngi dégg mais tey da ngay xool ko par exemple comme suñ deux voies yi noonu mi ngi nekk en travaux mais da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw teg foofu mbalit booy dañuy nettoyer ba set def dépense d'eau ku fi def ordre yëpp def lu ne yaa ngi dégg mais tey foofu bu demee ba set ba nice ba rafet am na loo xam ne nit dina ko fur sa jom ma teg
parce que problème comme sànq li ñu maam di wax problème de comportement si jeunes yi la am na lu bëri loo xamante ni jeunes yi am na si part de responsabilité yaa ngi dégg parce que bon ñoom ñoo war a gérer environnement mais est-ce que maire yi ak ñu leen war a soutenir ñu def la est-ce que ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen taxaw parce que tam xale boo ko bàyyee rek ni ko bàyyi na jeune la rek booy ñoom ñu ngi noonu rek bàyyi leen après ils s'en font lu leen neex la ñuy def lu leen neex te loolu après day respecté aussi quartier bi mooy dugg si kër yi tey bu nga xool comme ku mel ni ñaata ñun tout le temps dañuy ñëw di gis imam yeeg de parce que dañuy football te football dafa soxla léegi nga dem ñu ñaanal ak yooyu saa bu ñëwee imam yi loolu la ñuy wax dañuy avant ñoo ñaar dinañ yar bu ngeen demee kat xam leen yàlla mooy joxe yàlla mooy maye waaye lépp lu ngeen wutu àndal dem leen si yar dem leen si teggin bu ngeen ko defee lépp lu ngeen bëgg di ngeen ko si mun a am mais loolu si biir wax ji bu ñu nekkoon fukk am na ñett ñoo xamante ni amoon na benn kii boo xam violent bu ñu ma gañee damay xeex mais waxu imam boobu mun na même bu ñett yëpp ñëwul mun na delloo si ñaar ñi ba bu ñuy xeex kenn day néew après dañuy àtte ko xam nga tey discours woo imam yi tenir ak délégué de quartier yi ak oustaz di ko tenir si biir xale yi day baax moo tax tamit ñun waruñu leen sori ñoom tam waruñuy sori bu ñu demee ba toog sax toog ne da nga gis ay imam yoo xamante dañuy xale yi dañuy toog si bopp koñ fees fa dell nga ñëw jaar nuyu leen ñoo ñëpp toog ne ni ngeen toogee waxtaan ak ñoom ñaax leen ni leen diine gi nii waxtaan ak ñoom nii mais xale yi bu ñu leen bàyyee rek yaa ngi dégg parce que sama benn maam daf ma ko daan wax naa ma xale boo ko bàyyee rek faalewu ko rek moom tam du la faale lu ko neex rek lay def mais tant que yaa ngi koy nemmeeku du wax ak moom di ko revenir di ko indi naa nga ko defal nii waxal nii di ko fekk si lu mu bëgg tamit parce que ñun ñaartal boo ñu bëggee nax rek yóbbu ñu si football bi moo tax tout le temps saa bu ñu amee événement bu ñu dee football bu ñu demee si kilifa yi dañ profité waxaale lu ñu bëgg yëpp yaa ngi dégg loxaal lu ñu bëgg yëpp bu nga xool ma ngi fàttaliku benn yàgg na kii ni ñu koy wax tey sëñ Mansour Sy borom daara ji yàlla na yàlla yokk leeram mosoon nañ di nettoyer am benn final di nettoyer di defar pour tam final bu ñu ko amee ñaata fête lay nekk ñu nettoyer 2 voies ñaata di defar di nettoyer mu romb ak otoom yaa ngi dégg ñu gaar fekk dañuy ket si bopp koñ yeeg yooyu ñu gaare oto bi ñu tàll ko ni mu gaare mu ne chauffeur bi gaare mu wàcce verre yi mu ne ñu la xew fi ñu ne ko ñu dañuy am final quoi bu ñuy waaj ñaata mu ne moo tax ngeen di nettoyer tali bi ñu wax mu ne lii yàlla bu mu fi gëj te ñaan googu daf ñoo topp secret bango boobu ba léegi waaw dëgg la final lu ñu ko jël suñu ko booñee suñu vitre maa lay taay loolu moo ñu yor xam am na ñaan yoo xamante ni dafa kii daal sax moom ko football bi lu muy defar dafa bëri seetloo bi ngeen tàmbalee sànni xar yu dee ci bunti kër yi ci ngeen wàcc ba zone rouge kii ni ñu koy waxee lanterne rouge waaw léegi xam nga lan moo ñu dal ñun ay ñaar tali dañu am benn problème boo xamante ni dafa bëri locataire waaye te borom kër yi ñëw tabax seen kër rek luyee dem dëkk feneen jeex na locataires yi bu ñu ñëwee ñoo xamante ni amul tey di nga mën nga dugg si koñ ba génn yaa ngi dégg doo fa gis benn kër famille ñaar ñett nga fay gis doo fa nuyu sax koo xam da ngay dëkk koñ juddoo fa yaroo fa ay nit di toog si koñ bi di fréquenté mosoo leen gis dëkk buy màgg loolu la waaye faaw ñuy sensibiliser foog ñuy sensibiliser nit ñi di gën a waaye révélé nga fi ne dafa am pacte bu ngeen signé ak borom daara ji pacte boobu bi ngeen ko wàccee ngeen wàcc julaat leen pacte bi non wàcc ñu ko ñu ngi si ba tey waa déet étranger yi ñoo ko kii waaw ba tey mais étranger yooyu xam nga dañ ñëw dëkkase waaw ku dëkkase kay bu ñëwul si yow it nga dem si moom sensibiliser que ndax ku dëkk ku sanc kay sanc na ca lañ bokk de waa ñaari te lañ de waaw dinañ dellu si lañ borom daal bi ngeen ko daggee ngeen dem lanterne rouge dinañ si delluwaat bu soobee bismillah loolu am na solo jërëjëf am na solo lool vraiment am na solo maa ngi tàmbalee fi ma waroon mujje gis nga Serigne Diop àddina ndaw lu xam fu mu jëm bëgg lu baax lu defaru ci àddina rek mën nga wax ni moo ko defar gis nga sunu maam Ibrahima bi ko yàlla naree jaare ci moom defar ñetti xeet yi gën a mag muy lislaam jullit ñi yahuud yi nasaraan yi muy seen baay ñoom ñëpp nekk seen leaderu diine ci àddina muy Ibrahima yàlla daf ko jox ndaw muy Ismaïla ndaw lu nangoo sacrifier mais lu dégg ndigal mais lu am jom mais lu gëm yàlla gis nga imaam yi lu ñu baax lu ñu waare lu ñu mën a wax lu ñu mën a def su amul ay nopp yi dégg li ñuy wax fas ko yéenee def du imaam mooy demal boppam ci quartier bi di bale dafa war a wax moom li waru garam mooy wax li war a am li yàlla wax li yàlla bëgg li nit war a nekkee loolu la war a wax foofu la war a yem mais énergie bi nga xam ni mooy def loolu ba mu nekk dëgg nag vraiment ndaw li la ndaw ñi saa yu ñu àndee te ànd ci dëgg ànd ci njub lu ñu bëgg ci quartier ba incha allah danañ ko def bon dëgg la ni nga wax nii dëgg la quartier yi nga xam ne day am ay locataires yu bari loolu yëpp dëgg la mais gis nga benn engouement bi bu jógee te fort ku ñëw da nga ciy ànd mais su engouement bi faible ñële bu ñu ñëwee dañuy toog mais su ñëwee fekk kër gi lii fi xew
loolu fi xew da ngay gis ni dañ ciy kii ma am beneen lu ma inspiré ci waxu imam mooy la formation des imams defe naa ni question la booy posé rôle des imams dafay susciter maanaam dafay laaj ñu jeqi formation des imams parce que imam yi itam ci Sénégal nañ ma ko baal ñoom ñëpp nag war nañu xoolaat seen toogaay. Très bien boobu si tu permets ñu ñëwaat si deuxième chapitre bi. d'accord mais ci imam bi li mu junj ku néew ci li mu wax ne mën nañ ci dégg ni su imam yi gënoon rapproché ndaw ñi gën a rapproché imam parce que gone yi suñuy njaboot lañu. li ñuy def dañuy ànd ak ñoom encadré leen ñu def ko ni mu baaxee. suñu àndut ak ñoom encadré leen ñu defee ko noo xam ni. ñun lañ cee am duñu neex. xam nga mi ngi wax ni bu ñuy dem ci football yi ñëw ci imam ni leen ñaanal leen nu imam bu leen dee ñaanal da leen di yedd. mu ni yedd googu dana tax ñun bu ñu demee am na lu bari duñ ko def ci terrain bi déjà xam nga njariñ a ngoog. imam ba mu lay yedd dala ni ndam yàllaa koy joxe. yàllaa koy xañe. nga am sportivité. fair play. suñ la gañee nga xam ne dañ la gañe doo jël ay xeer di ko sànni parce que dañ la gañe wala ngay saboter match wala ay émeute di am ba nit di ci gaañu loolu lépp dégg nañ ko Sénégal te li ko gën a waral mooy ñàkk sportivité boobu fair play boobu te fair play boobu li koy indi mooy nga xam ni yow tu es un responsable footballeur nga jeune nga yaa ngi joué yaa ngi def li mais tu es un responsable responsabilité quartier bi ne sa gannaaw yëpp ak deru quartier ba ak image am mi ngi gàllu tey sa ndodd ndax li nga def duñu wax ni diw moo ko def dañu naan waa ñaari tali ñoo ko def wallaay tigi dëgg kon ñëw léegi xas nga waa ñaari tali yëpp ci sa comportement mais soo defee lu baax aussi dañu naan waa ñaari tali dañoo yaru moo am bu ko defee yow liggéeyal nga sa quartier damaa defee ni kii boobu dynamique boobu bu déclenché wu waatee amoon na mi ngi amaat ba tey ñaari tali mais ñu gën ko liggéey te mu tas ci quartier yi loolu bu déclenché wu waatee wax dëgg yàlla law ci Sénégal liñ ci bëgg dana am. très bien mais fii ak nit ñi jëlaluñ seen bopp seen dëkk. du sotti du dem. très bien alors dafa am benn ponk boo xam ne du ñu si sori trop. parce que am na saafara bu ci tàmbali muy insuffisance rénale nee na ñu bari na si koñ boobu nga xam ne moom mooy ñaari tali waaye ku nekk xam na ni autorité médicale yi jël nañ si benn jéego bu am solo mooy gratuité bi. ci wàllu dialyse bi. waaye tamit li nga xamante ne moom mooy mbirum garab yi xëy na moom mooy la ñuy jooytu xaw na seer xëy na loolu doon na loo xamante ni comme jéego am na si gis nañ ci effort gën leen see ñaax te it sàkku autorité locale yi nekk foofu ñu jàppale leen ci loolu nga xamante ne moom mooy mbirum paj mi si quotidien bi waaye yeneen ñaari ponk yu am solo yoo xamante ne da bëgg ñu taxaw si mooy chantier bu dul jeex ab chantier kay dañuy xam kañ lay tàmbali ak kañ kaa livré waaye koñ bu mu ngi si chantier léegi mu làq ñaari at wala lu ko weesu beneen ponk bu mooy mbiru terrain bi waaye jëkk ñu wax ci chantier bi alimam chantier bi la nga xamante ni moom lay jur ci gàllankoor ak yaakaar bi ngeen si am xëy na bu biree danañ ko gën a accélérer. loolu dëgg la chantier bi mu ngi bëgg a yàgg ni nga ko waxee. wax dëgg yàlla te am na gàllankoor am na ay jafe-jafe yu mu indi. nit ñi nag ba léegi ñi ngi jéem a comprendre. ñi ngi supporter parce que wax dëgg yàlla ànd ak jafe-jafe yu indi yëpp wàññi na capacité bi ñaari tali amoon pour mën a garer oto yi Adja xam na monsieur Diop xam na léegi daanaka boo xëyee sa kër doo am foo jaar ndax oto ci kaw oto léeg-léeg man am na bis ma jóg guddi sama waa kër am ku yaramam sutante ma bëgg a dem hôpital taxi laa leen jëlal parce que sama oto dañ ko coincé ba mënul génn parce que oto ngi sama kanam oto ngi sama gauche côté droite bi kër gee fi ne loolu xam nga loolu te li ko indi mooy parking yi ñu daan gaare foofu yëpp léegi chantier la loolu problème la c'est-à-dire nag xamuñu détail yu lu tax retard bi ak yeexaay bi xamuñu ko mais li ñu xam daal mooy ni yàgg na vraiment doon nañ séentu xam nga ñun lu ñu doon wax lépp ci population ñaari tali dañu doon xam naan balaa élection yi ñëw. loolu lañ doon séentu. waaye loolu nekkul ñuy ñaan gis nañ nag muy am avancement. mais très lentement. maanaam ni muy doxee dafay yéex. joxuñu leen délai waxuñu leen ni waxtu sàngam lañ ko bëgg man ci sama xam-xam non. joxuñu délai gis naa daal dañuy liggéey
li ñu liggéey mi ngi baax waaye yéex na lool ndax ñaari tali dafa surpeuplé boo ci boolee oto yi daan gaare ci diggante ñaari voies yëpp bëgg a gaare ci buntu kër yi. dafay doy waar. du ñàkk ba bu ñu leen waxoon ne xëy na sax fii léegi 5 ans lay pare. di ngeen organiser wu en fonction waaw bu ñu ko waxoon su boobaa mais xam bi dafay baax. nga préparer pour 5 ans. tigi waaye bu fekkente ne xamuloo ko da ngay continuer di yaakaar rek di espérer naan xëy na fii ak weer fii ak 1 mois fii ak 2 mois. am na jafe-jafe yu mu indi leneen li ci des mooy. am na ci lu ñu daan organiser depuis 4 ans depuis 3 ans. ay ndogu di ko togg ci diggante ñaari tali yi. léegi mënutul nekk léegi. dañuy obligé léegi dem foo xam ni dañuy am problème pour nit ñi xam ni fi ndogo fi ne parce que ci biir jàkkee jigéen ñi lay nekk. foofu dafa tëju. ñaari bunt la am. il faut que xale yi génn ci bitti ak yu mel noonu daal. yooyu yëpp bu fekkonte ni bi chantier dafa pare mu am place yoo xam ne mën nañ fa nekk comme bañ ko daan def ouvertement boobu nit ñi dañ daan ñëw macha allah. tabarkàlla mais yooyu am nay jafe-jafe. am nay jafe-jafe surtout nag ci affaire parking. parking moom am nañ ci problème bu rëy a rëy. waaw Adja Marie Camara ab defar moom mën nañu dul di ko rafetlu. waaye bu nar a juru lor it mën nañoo taxaw xool ana lan moo koy retarder wala koy gàntal. dégâts collatéraux bi gën a rëy. wala bi gën a ràññeeku bi imam wax mooy. bu ñu sutantee guddi nga bëgg a génn mën nga si am ay jafe-jafe. ana yeneen ngeen relever foofu la. foofu moom. liggéey bi moom yéex na trop ay am nañ ci ay ndog-ndog yu bari nag ndax ndog-ndog yi mooy saay-saay si ku jël sa yëf ku jël sa alal bu duggee foofu raw na. maanaam dafay mujj doon làqutukaay. fekkente ne oto yëpp wër nañ ko gaare yëpp tànk sax mënu fa dem ku la ëpp doole bu fa jàllee jeex na. pare loolu tam war nañ ci dimbali mu gaaw trop parce que am na daal lu bari yoo xam ne yi daal ñu ngi ko ciy jooy daal. très bien du ñàkkit ba problème parking fu mu amit mën a jur yeneen genre tolof aussi traversé tali beeg yu ni méngool ak xale yi nga xam ne ñooy fas yi ko mu ngi noonu. Medoune Diop président. waaw Khalifa bon chantier bi dañ koy rafetlu. ndax bu ñu xoolee 2 voies ñaari tali yooyu nu mu meloon bu njëkk. ñun daf ñu métto ñu dëkkoon ñaar tali ñëpp. moo tax gisoo ba ñu fay dëgër bi ba ñu fay dindi gars yi kenn coow kenn amu fa benn pot amoon na ay jàkk ak lépp dañ ko dindi te amul benn problème parce que nu mu meloon dafa ñaawoon. mais ba ñu commencé chantier bi di ko liggéey 9 mois lañ ñu waxoon. waxoon nañ 9 mois avant ñu pose première pierre ba jiit Farba am fa ñëwee avant yëpp sur concertation yi demoon parce que suñu siège ñun daf fa nekk siège comité supporter bi. tey pour ñu dindi woon suñu siège boobu dindi fa jàqee fa nekk foog ñu teg dara suñu loxo. ñooñu chantier bi du yàgg 9 mois la. tey boo xoolee loolu gën nañoo gën a rey. parce que tey amatuñ fi ñu daje. dañuy réunion si kër te am na réunion kër yoo xamante ñoo xam ne dañu bëgg a ñëw kër jàmm dafa réunion. mais tey suñu place boobu donte ñu ngi koy defaraatal tabaxaatal ñu suñu bitig boobu defaraatal nañ ñu ko mais dafa yàgg. yaa ngi de presque mi ngi bëgg a durer 2 ans. chantier bi liggéey bi am benn partie bi day pare beneen partie bi du pare. war nañ ko mën a accélérer bon comme ministre bi ñëw foofu na moom fii la dëkk moom xam na chantier bi mu demee war nañu mën a dimbali ñu accélérer ñu chantier parce que bu nga xoolee comme ni koy maam waxee ndogu yu ñu daan def parce que ñaata dafa xat koñ yi dafa xat lépp si 2 voies lañ ko daan defee. lépp si 2 voies ñaar tali parce que ñun déjà ba ñu waxee 9 mois avancé woon nañ ba monté benn comité yoo xam mooy gestion pour gestion 2 voies yi. en avance ñun ba ñu waxee 9 mois bu yàgg ñun. comité monté woon nañ ko préparé loolu lépp. doon xaar mais ba tey liggéey dañoo mujj sax ñu suñu jëloon sax former leen pour nu ñuy garder affaire nu ñu koy gérer heure yeeg yooyu yëpp sax ñu bëri sax dañoo mujjoon toog da ba doon commencé décourager. parce que liggéey bi yàgg bu mu yàgg. parce que dañu jëloon en avance ndax mairie parce que comme mairie tamit 2 voies ñaar tali pour population ñaar tali ak Grand Dakar. nañ ko bàyyi population bi ñu gère parce que boo gisee jël en avant bëggu ñoo ndey mairie ñoo jël ko def ko politique politicien Khalifa yi ni benn raqam teg ko fi keneen moom du fa dëkk dañ bëgg ñu fa dëkk gérer mbir mi seen biir parce que nit ki tam fu mu nekk fu mu dëkk kër ku fa dëkk moo ko mën a defar ku fa yeewu moo mën a defar kër gi moo mën a xam fa set moo tax ñu jël en avant ñun population ñaatali ne nañ ñu bàyyi ñu gérer suñu 2 voies suñu bopp moo ne suñu comité de gestion mais liggéey bi dafa yàgg trop joylati nañ ko fu ne nañ ñu si gën a dimbali kon comme am ngeen ministre bu bees un ministre jeune et dynamique waaw foofu ak fast track bi du ñàkk ba xëy bu ko déggee indi saafara ci nu mu gën a non moom kay war na ko dégg war na ko dégg waaw gaaw waaw loolu mooy njariñu iftar ñëpp dégg ñu war a dégg ñëpp dégg waa quartier bi dégg seen bopp li leen war mais les autorités aussi ñu dégg ko ñu dégg ni vraiment lii mi ngi causé ay dégâts yoo xam ni xañ na ñoom séentuwuñ ko ci woon
te bu gënee yàgg day indi ay jafe-jafe parce que di def lu baax nag ba am ci safaan aussi taxuloon kenn jóg. te lu baax dañ see gaaw. waaw lu baax da nga koy respecté délai yi loolu moom mi ngi fépp ci Sénégal. délai yi moom ñaare délai chantier yi dañ xuloo yi ngay dégg yëpp yooyu loo koy waral. te li koy waral mooy ñu wax ci lu leer ci tàmbali bi jël matuwaay ci liggéey yi ñu war a jël bu ñuy liggéey am rigueur ci li ñu war a def lu nekk bis bi ñu ko war a def heure bi ñu ko war a def ñu def ko. loolu mooy li jaadu. mu ngoog alors Diop damay ñëwaat si yow parce que question bu am solo mooy question infrastructure. parce que ñaari tali ak lu mu bëgg jëm ci kanam lu mu am ambition bu amul fu mu ko matérialiser fu mu waajalee boppam. du sotti loolu fan ngeen si toll ak lan ngeen si yaakaar jamono ji. waaw Khalifa damay ñëw sànq tapp si biir infrastructure parce que waxoon nga sànq si biir affaire engouement populaire ñaari tali lu ko wàññi. engouement bi lu ko gën a wàññi. mooy bu ñu njëkk xam nga ñu doon suñu match yëpp à Demba Diop lañ ko doon joué. Demba Diop ça fait 2 ans ñu ngi ko tëj 1 an 2 ans. ba pare lu gën a lu jiitu Demba Diop sax suñu terrain bu ñu fi boole bu nekk 16 ginnaaw Sicap muy terrain ñaari tali bañ juddoo ba léegi ñu suñuy papa sax fa la ñu fi ñëw fekk. terrain boobu nekk suñu terrain fa la équipe daan entraîné fa lañ daan footballé yaa ngi dégg di fa defee lépp. moom ñu ko occupé woon ba élection yi pass sax président Macky Sall ñëw na fa boobu ñëwee dafa ni terrain bi delloo naa ko waa ñaari tali mais si diggante boobu ñuy nekk di lijjanti loolu yaa ngi dégg am leneen loo xam amaat na si kaw si terrain bu parce que terrain bu tey bu ñu ko defee mu nekk terrain de football amaat logement ñu fi loge joueurs yi mu am sport et étude ñu par exemple ñu programme benn projet bu baax lañ ci programmé woon mais tey si projet boobu tey lañ ci programmé woon fu ñu waroon def fu ñu waroon def sport fu ñu waroon def études yi tey foofu si kaa profité si diggante bi dem jaay ko Sénélec Sénélec def fa benn centrale si biir gox bi foofu. centrale électrique pour courant bi. loolu xaj na fa. ça pose problème. est-ce que loolu xaj na fa si biir quartier bi. tey te waxtaan ñu seeg waa quartier waxtaan ñu te si biir terrain boo xamante ne NGB moo ko moom ñaatali moom ko ñuy xàcc di football di waaj di def préparer leen nga ëlbatu ko yow Sicap dèjà Sicap moom mi ngi biir usine. ndax bu ñu nee Sicap ku xam. quartier populaire moom ku fa def mbiru courant. faw nga yiir ko ndax faw nga yiir ko waxtaan seeg waa quartier bi ñu xam lan ak lan la centrale électrique la ñuy def centrale bi lan moo ko waral. ak lan mooy kiyam yaa ngi dégg parce que keroog bañ fa demee naroon na fi indi ay coow yi parce que jeunes yi kenn d'accord si président bi wax na ñoom ñëpp mais jeunes yi ba tey kenn d'accord si. ba tey loolu benn bombe la boo xam mi ngi foofu. à tout moment mun na jóg. parce que benn dèjà kër jàmbur kenn dafa ubbi buntu. dèjà ñëw nañ jël dagg nañ suñu terrain ba pare terrain bu ñu dagg ba pare def central pare buntu bi si biir terrain bi lay jaar. xam nga loolu tamit day gën ay problème xam nga loolu musiba la terrain bu ñu fa balee oto ay camion oto di jaar ñu war fa oto di jaar dugg si biir central bi dem. xam nga tey am na benn bombe boo xam mi ngi fa autorité ñu ngi koy seetaan ñu ngi koy waxante ñu ngi koy doxante ab si biir koor gi yëpp ñu ngi si après koor gi dinañ si def nañ si waxtaan nañ def ay manifestation lu ne loolu bala moo am nag nañ siy wax na si autorité teel a jóg ñu bàyyi ñoo suñu terrain ñu mun ko conseiller defal ko équipe bi am fu mu entraîné mu di am fu mu footballé engouement bi dellu soit parce que léegi équipe bi day entraîné saison lumb kenn du ko gis parce que dañuy wër di entraîné fu ne stade bu ne la ñuy wër di entraîné parce que amul Adja Marie Camara loolu am ngeen si baat yéen bàjjen yi waaye tamit yéen ndey yi parce que lu ni mel bu amee si biir koñ surtout koñ quartier populaire loolu mën naa jur njàqare. dëgg la terrain boobu ñoom bureau Sicap dañu waroon sax ci seen bopp ñoom bàyyi ko ak waa ñaari tali parce que bureau Sicap si biir ñaari tali la ne. kon su waa ñaari tali soxlaa te li ñu soxla mbooloo mi bari na. ñoom waroon nañu war dox loolu. mu ngoog waaye waruñu woon a jël waa Sénélec di leen fa xaw ma dañ leen jaay xaw ma nu mu demee sampal leen foofu te lañ fa samp tamit baaxul ci njaboot gi. baaxul ci ndax bu camion yi di jàll dañuy jaar ci biir terrain bi mën na fekk xale di fa football. mën na fekk xale yu ndaw di fa football xamuñu dara camion jaar maara day taale. loolu ñun rafetlu wuñu ko daal ci waa Sicap ni ñu ko defee rafetlu wuñu ko du kenn koo xam ne kii nag dëkk nga Biscuiterie ku ko rafetlu waroon nañu am dawal tuuti yërmande bàyyi leen nag terrain bi xale yi mën a kii tuuti. Alimam loolu am ngeen si baat également am ngeen si aussi ay jéego am ngeen si daal. waaw xam naa ne rek suñu baat moom dafay tege ci baatu population yi ñun daal population yi la ñuy déglu ndax wax dëgg yàlla. bu ñu leen jiitee itam du ñu leen di xelal léeg-léeg ci yenn xëy na ci yenn mbir yi nga xam ni lu jëm ci diine waaye li nga xam ne ci dundin bi la ñun dañu nekk ñoo xam ne li leen tax a jóg mooy na stabilité am maanaam bu Jóob waxee wala Adja ñol bëgg am man damay jóg ma jox la benn misaal rek boo xam ne ci même contexte bi la
dafa am benn ay mbokk yoo xam ne dañu amoon ku faatu keroog laa xam ne am na lu bari loo xam ne imaama mën na ko jëriñ. mbokk mi dafa faatu ay ñooñu di jooy deen wu metti ndekete bis boobu tam benn séet mu wàcc ci kër gi ñu dendal ba ñu demee ba booru kii tëgg ñeleen dañuy dem police am ci ko am xel ni leen déedéet imaam a ngi fi nañ dem ndax bu ngeen demee police du wax kenn lu tax ngay sabaru bi ñuy wax moo ko ma ñëw dugg ci kër gi ni leen ndax xam ngeen ni kër gi ñu dendal dafa am faatu ñu ne ma waaw xam nañ ko de man leen tëgg mii de moo leen xaw a gêné ndax ñoom añ sax defuñu ko ñu ne ma ñu demal bu soobee yàlla dana wax jigéen ñu arrêté bala may àgg sama kër arrêté na c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy ñun dañuy déglu population yi en tout cas daal bu fekkee dérapage dafa bëgg am wala wax wala bëgg am dara dinañu jóg waaye ci mel noonu nag dañ leen bàyyi ñoom ñu tranché ci waaw parce que gis nga ñoom waxal nañ seen bopp waaw bu ñu gisee ne nag léegi par exemple léegi ñoom dañu bëgg a concrétiser loolu ñu wax ñoom te ni ñu ko bëgg a concrétiser day indi ay jafe-jafe wala ay kii soo boobaa nag ñun tamit daañu ñëw léegi loolu dugg na si rôle imam bi alors Alimam ma bàyyi la nga commenté li nga fi jot a dégg rawatina ci centrale bi nga xamante ni wala bokk bërëb bi nga xam ni parce que li ñu fay def xamaguma ko moom la ñu bëgg a def ab courant la si digg koñ boo xam ne ay guni mën nañoo sax tëbëb miir waaw man lu ma wóor mooy lañ fay def lu am njariñ la waaye lu am njariñ loo gis mën naa am lu ko ëpp njariñ tigi te looy defal koñ nit loo koy defal lu mu mën a doon ci àddina wala looy def ci goxam lu mu mën a doon ak njariñ porté bu mu mën a am la jiitu mooy toog ak moom mu xam ni lii nga bëgg a def ñu mesurer loola bu mënee am ay dégâts ya lan lañ koy gérer loolu mooy moom ñu xaw a manqué ñun suñu politique publique da ngay jékki-jékki rek autorité sañ-sañ la da ngay jékki-jékki rek gis benn terrain bi ñuy def fii lu ñuy def nangam la ñu fay def mën naa nekk lu am njariñ ci côté mais day am lor ci côté mais suñ toogoon waxtaane ko danañu xam ni lii war nañ ko mën a def fii wala waruñu ko fi mën a def wala buñ ko fi mënta bañ a def yan mesure la ñu war a jël pour def ko fi ñun ñëpp ñu ànd mesure yi su boobaa ñun loolu bu méttee itam quartier bi danañ ko muñ parce que impliqué nañ leen leeral nañ leen loolu nag dafa des ci suñu dundin dafa des ci suñu dundin donc man jàpp naa ne foofu la affaire bi di amee problème Sicabo Senelec ak bu mën a doon yëpp Sénégal la ñun ñëpp ñoo bokk réew mi dañuy liggéey pour le Sénégal amul bu ci société bu amuk boppam di liggéey pour ña fay liggéey déedéet société yooyu ñun ñoo ko moom ñun Sénégalais yi lum ñuy defal moo xam quartier la moo xam ville la moo xam mbedd la mu fu mën a doon population ya fa jege dañu war a toog waxtaan ak ñoom lii lañ bëgg a def jël ay expert suñ ko defee dana jur lii wax dëgg dana def lii dana def lii dana jur lii dana jur lii baaxul ci population bi nii lañ koy gérer ba gaañ bu gaañ dee am nii lañ koy fanqe wala lii ak lii ñu dindi loolu moo mënoon man moo jàpp ni moo waroon nekk ci loolu ñu fay liggéey mënuñu wax lañ fay liggéey baax na wala baaxul parce que loolu xamuñu ko exactement mais lu mën a doon ak lu mu baax dañ ko war a waxtaane ak waa koñ bi très bien kon mu mel ni préalable boobu dañu ko tëpp waaye weesagul ndax il n'est jamais trop tard kon mu mel ni kon autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo si am wàll war nañoo dem waxtaan ak doomu aadama yi fa dëkk ñu jël aussi ay mesures ngir matale liggéey boobile bu fekkente ne nii lu mënta ñàkk la Alimam wax nañ ko sànq juñu nañ ko ñaari yoon yaax imam Cheikh Tahirou Fall ci lan mooy solo imama d'abord dale ko sa jàkka ja ba sa biir koñ ba lan lañ si mën a jukki jëkk ci li ci gën a fës waaw xam nga imama xawma ci li passé waaye ci jamono yi ñu toll maanaam imaama dafa war a am maanaam changement bu ci am ndax bu yàgg ba ñu nekkee xale bu ñu waxee imaam rek lii ñëw ci sa bopp mooy kenn koo xam ne day jiite jàkka day jiite julli kenn koo xam ne day jullee néew kenn koo xam ne day tudd doom point wala yu mel noonu daal maanaam cérémonie religieuse imaam dafa war a passé loolu maanaam rôlu imaam léegi war na weesu loolu imaam war na ni mu nekkee imaam parce que moom itam ak lu mën a xew maanaam autorité religieuse la su ko defee mu fexe bay xam lu xew
ci quartier bi. dañoo nangu nag ni Ndakaaru dëkk la boo xam ni yombul. maanaam c'est pas facile nga mën a contacter nit ñi comme ça di mën a kii waaye nag du tee comme surtout ñi nga xam ni ñooy fréquenter jàkka ji. parce que ci jàkka ji am nay góor am nay jigéen nga fexe ba ñun dañ koy def. am na ay léeg-léeg ay problèmes yoo xam ne day am foofu ay nit yu am lante ci wàllu xaalis wala bëgg a dem police wala tribunal nun nu fexe ba loolu ci rôle imam la bokk. bokk na aussi ci rôle imam maanaam exemplarité de comportement. maanaam imam bu génnee na ko nit ñi naw. parce que loolu da ngay pousse nit ñi automatiquement et volontairement ñuy def lu baax. loolu lu am solo la. bokk na ci rôle imam képp koo xam ne ki da nga bëgg a xam sa diine. mu xamal la ko te doo fay dara. loolu man damay wax ni sunu jàkka jee koo xam ni kii da nga bëgg a xam sa mbiru diine moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen la ñu def leen ay groupe kenn ku ci ne war nga mën a ñëw ñu jàngal la sa diine 1 heure de temps par semaine. 2 heures te loolu ngeen ko ndax seede nañu ko ci biir reportage bi. waaw loolu la am nañ fa ay daar am nañ fi. aussi pare nañu pour di def loolu. loolu ci rôle imam la bokk na aussi ci rôle imam man foofu dama koy def mooy ni comme da nga am contact mën nga am contact ak ñeneen nga fexe ba def loo xam ne dafay jëriñ waa gox bi. da jëriñ waa jàkk ji. comme ça par exemple léegi ndogu yi ñuy togg. dañuy fexe ba am ay contact bitim réew yoo xam ne. dañuy mën a def ay ndogu te da ngay gis ñoo xam ne vraiment bu koor gi ñëwee dañuy maanaam da ngay gis ni ñoom wax dëgg yàlla dañuy kontaan ci ndogu loolu. c'est pas parce que dañoo xiif mais dafa nekk loo xam ni. dafay dajale nit ñi ñoom Adja Marie Camara dafay dajale xol yi. yaa ngi may dégg. li ma bëgg a wax mooy. imam warul rek yem ci nañ ko xamee woon bu njëkk rek. maanaam allahu akbar asalaamaaleykum ak tudd doom ji ak nangam ak nangam mais imam itam dafa war a nekk membre boo xam ne bu actif lay doon. ci quartier bi ak même ci société bi. maanaam lépp lu mu mën ci luy développer quartier bi. maanaam xale yi nekk foofu ci koñ bi léeg-léeg dañuy ñëw ci man. démb rek ñu ngi dajeeg man naan ma imam ren gisaguñ la man leen waaw incha allah. dafa am lu ñuy jëflante ramadan bu nekk boobu lu am solo la. waaw non lu am solo la. lu am solo la dégg am na Diop wax na ko sànq. dañ ko war a bàyyi xel maanaam imam itam maanaam ñemeel nit ñi boppam. waaw man yàlla seen nit ñi dëkk xam nañu. man dama simple ci sama kii aw ma benn problème. xale bëgg gën a ndawe. damay wax nag jigéen ñi léegi buñ ma bàyyi woon sax waaye jigéen ñee ko ci lu baax. parce que dañ lay tënk. yow imaam nga yow xaw ma yow na. waaye man ba ma jógee bitim réew ñëw. man dama bëggoon di ŋàbb sama pañe dem de marché dugg ñu ne ma du ci dal. wallaay mais lu ci dara newu ci. wallaay dara newu ci nanguwuñu. parce que wan na ni la. imaam bu fekkente ni bi benn waay gis na ma jël pañe di dugg imaam di dugg waaw kon man na ma dugg. wallaay mooy exemplarité de comportement bi ma doon wax. maanaam ngay def loo xam ni. lu baax la. te itam da ngay yéen nit ñi. am benn genre tabu bu amoon boo xam ne dañ naan ndekete lii. xam nga alimam Cheikh Tahir man xaw ma fan la compétition bi toll. mais waa Ñaari Tali gañeegul nañu si originalité imam bi. loolu am solo la man li ma d'accord ak yow rek bon li may teg bémol. mooy li nga ne imam mën naa d'accord mën naa bu nit soxlaa xam-xam ñëw si moom. mu jàngal ko si lu mu dul fay dara. faaw ñu joxe àllarba. ndax imaam it li nga fàttee lim. mooy ñaare. comme la dépense. sama xel fi moo njëkk a daj. ci sutura. mooy dem seeti imaam. waaw loolu dëgg la imaam bu amul. du amul statut bu formel. amul dara amul salaire amul dara. yow sax indil nga ma beneen point. waaw kay loolu c'est un problème de société. tigi dëgg la. gis nga bu ñu demee ci ñun dañuy dox. bu ñu demee dëkku jullit yeneen yoo xam ni. du ñu sax ay dëkku arab comme par exemple Turquie. wala Indonésie. wala Maroc dëkk yëpp bu ci ne dem nañ fa. Malaisie. comme exemple boo fa demee di nga gis ni wax dëgg yàlla ay jullit lañ ni ñun waaye raw nañ ñu lu bari ci wàllu imam. benn dañoo am école bu dee Turquie ñu ngi koy tuddee imam xaatib. école yoo xam ni école formation des imams et prédicateurs. oui boo fa génnee. da ngay nekk imam officiel. dañ la former ci jàngu alxuraan. former la ci nan ngay rédiger
xutba former la ci nan ngay collecter information ci koñ bi former la ci bépp tâche boo xam ne imam daf ko war a def médiation yi naka nga koy defee loolu xam-xam la tigi un assistant social li muy jàng lépp imam bi mi ngi koy def wallaay wallaay psychologue bi li muy jàng ci defal nit ak delloosi ko yëpp imam bi mi ngi koy def bis bu nekk imam am koo xam ne nii dafa am déception ci këram jaxasoo bu ñëwee imam la yaakaar bu ñëwee imam a koy déglu moo koy defal bu fay jóge imam a koy dem ba mu tegewaat ci yoon koo xam ni bu fa nekkul woon loolu yàqu donc rôle yu rëy yooyu ak suñu société ni ñu dépendant ci imam nit ñi dañu ragal néew ma wax la ko dëgg la nit ñi surtout waa Ndakaaru dañoo ragal néew kër bu fa nit faatoo imam la ñuy xalaat ñëpp dañuy génn imam bi mooy ñëw def yañu war a njëkk a def tërale leen ko nii def leen nii waajal nii ñu yóbbu ci morgue bi lépp moo koy def de suñu demee buñ koy sang imam yay dem ñëpp dañuy dellu gannaaw ba buñ koy denc kan ngay gis mbokk yi buñ demee ca tànt ba ñu sol seeni mbasin yi ñëw toog di wax mais tâche bi nga xam ni mooy bu l'essentiel ci suñu dund imaam yi ñoo koy def imaam yi ñooy diggante yi jaxasoo ndaw ñi réer jaxasoo yëpp ci imaam yi la ñuy dellu donc suñ société noonu la ñu yàlla binde mais bu fekkee loolu dafa ànd nag ak imaam yi formé wuñ leen di nga gis kon imaam boo xam du mën a jouer rôle boobu parce que nit lu mu amul formation xam nga dogguma la waaye damay profité rek rendre hommage suñu ndijaay imam Assane Ndiir doon imam ratib ca Yoff te génn àdduna 2015 yàlla na ko yàlla li nga wax li koy firndeel mooy keroog bi mu laaxoo soxna yi ku ñëw daanu la ngay njëkk a wax mooy fu ma jëm ak sama sëy fa la jëm si àdduna waaw c'est-à-dire moo fa nekkoon di defar waaw xam nga ñaaree kàddu yu mel noonu si jaboot gi lañ koy dégg waaye fu waay jóge si àdduna loolu surtout jigéen ñi ba naan ay man fu ma jëm xalifa suñu waajur woowu yàlla na ko yàlla yërëm amiin te teeru ko ci àjjana loolu mooy rôle ilimaan rôle ilimaan ci côté rek social mais am na rôle ilimaan ci côté intellectuel tigi parce que ilimaan bul fàtte ni moom rek moo am semaine bu nekk quartier bi yëpp daje jaakaarloog moom kenn sañut a wax ñëpp jublu penku moom mu jublu sow ñëpp toog moom mu taxaw suy wax boo waxee bakkaar la sa jumaa yàqu na mu wax ak yow te sañoo ko bañ a par force da nga koy déglu parce que yàlla moo la ni déglu gi nga koy déglu boo ko déglu su amoo jumaa loolu autorité la yàlla xalal na yàlla jox donc imam boobu su fekkee loolu muy wax xamu ko wala nañ ma ko baal dañuy jël imam suñu xutbay mag ñu njëkk ñi yàlla na yàlla yërëm leen ñoom marqué nañu seen temps bind nañu xutba yu am solo jariñ ñu waaye dañ ko war a adopté su ma bëggee barkeelu ci xutba maam diw ñëw wax ko textuellement te maam diw doon wax ay défi wu jamonoom la doon relever yow sa défi wu jamono waxoo ko mais doo imam bu mat da nga waroon jàng inspiré wu ci xam principe ya fa nekk xam sa jamono lu fi nekk lan mooy problème bi loolu te loolu intellectuel moo koy def dëgg la imaam yaa ngi def tafsirul Quran ci jàkka yi ak yooyu yëpp loolu benn la bi ci des mooy luy tax imaam bi tal loolu société bi tàmmuñu dimbali imaam dañ ko tàmma sarax sarax ak dimbali bokkul laajal imaam gis nga boo demee këram mën na laa may fukki mbaxana yu weex ak juróom mbaxana ma ci ne 750 lay jar ak boo nee imaam ne ne imaam may ma këyit gu weex dana la mën na laa andil téeméeri raamu papier këyit yu weex ak ay sondeel ak yooyu ak sondeel ak guro gu weex ak gu xonq ak perkaal ak puso ak wëñ loolu lan lay jariñ imaam loolu lañ lay sarax ba pare yow da nga war a solu parce que yaay taxaw ci kanamu nit ñi te lislaam nee na boo jiite nit ñi da ngaa war a sol col gu niroog maqaama ma ngay taxawe ak les ko lañ da ngaa war a defaru tigi boo gisee suñ jàkka yi maa ngi lay wax ci mazhabu Malik lu am solo xaj na di ngeen ñu may benn bi suñ def ci émission mais mazhabu Malik dañu def benn pantre ci jàkk pantre bi dafa mel ni lu mu tudd ci jamono mooy salon salon de coiffure boo xam ni imam bi dafa war a dugg ci salon bi defaru xam naa ñuy def coiffé suñu kii yi ñoom danañ kontaan ci loolu imam bu ñëwee dañ ko war a dugal ci salon de coiffure bi salon bi dafa war a am seetu dafa war a am tusngal loolu moo nekk ci mazhab Malik am kaala yàlla bëgg lu rafet nga xam ni boo ñëwee da ngay defaru ba boo nee tëll li nga teewal
image boobu da nga koy wane. mais loolu dafa am ay frais. tigi loolu dafa am coût. tigi col googu dafa am coût. imam bi warul xëy nit faatu ci koñ bi muy dem di wuti dépense. bu nit faatoo dafa war a bàyyi liggéeyam dem taxawu kooku. moo war a tudd doom ji moo war a defari kooku nga xam dafa nekk à la disposition des populations. population bi waroon nañu ko jukkale. dox digganteem ak mu am soxla di ko wuti. kon jot nañu tël ko sax statut spécial. dafa jaadu dafa normal boo demee Turquie gii ma lay wax nii. imaam yi ay fonctionnaires de l'État lañu. ay fonctionnaires lañu. mais du dañ la bàyyi noonu rek fay jox la xaalis noonu def dañ lay tegal lii ci lii ngay liggéey. yaay fatwa ci lii yaay defare lii yaay def lii ay tâches yu leer. comme enseignant bi ni muy xëyee dem école. jàngale ji xam ni lii la war a liggéey. am directeur am lu koy lépp lu koy saytu. noonu la imam bi aussi am benn tâche ci société bi. très bien kon imam tàmbali laaj alarba ji. waaw ñu kaa joxe. loolu xalifa. suñu maam yi réglé woon nañ ko. mais société bi dafa dem ba changement yi. suñu maam yi nitu diine muy sëriñ daara muy imam te kenn la daan doon. foo dem ci réew mi. sëriñ daara bi mooy nekk imam bi. mooy nekk kilifa gi yëpp loolu moo daan am. kooku dañ ko daan bayal toolu àllarba. dañ ko daan jox àllarba ca daara ja. tigi yow boo nekkee sa kër nga am sa tool war lébu nga dem ci gaal gi masalan. bisu àllarba dañuy wax ni sa gaal sañul dem nappali la day nappal imam. buñ ko indi woon ci société lébu buñ ko indee ci société ñun kajoor yi. bisu àllarba man ak sama doom sañu ma dem suñu tool damay xëy dem toolu borom dëkk bi mooy imam bi. mooy sëriñ bi. loolu moo ko daan permettre moom mu dund boo xam ni du am soxla di génn di ko wuti. am dal waaw am dal dëgg la tigi. donc loolu il faut ñu jël ko loolu faut suñuy autorité xam ne imam fonction bi rôle bi muy joué. kenn mënu leen ci wutu. wallaay alimam loo si lu am solo la imam wax. c'est-à-dire léegi imam waruñu ko bàyyi rek moom noonu. boo demee ci pays arabe yi foofu wax dëgg yàlla foofu ngay gisee ni imam am na foofu wàll. léegi xam nga gouvernement Dubaï xam nga lu mu wax léegi. citoyens yi kenn dootu fi tabax jàkk te defoo ci côté bi benn annexe. boo xam ni logement imam ak famille ak ay lépp lu mu aajowoo. léegi nag état bi moom yor salaire imam. mu jeex tàkk. loolu dafay dëgg. xëy na da nga may wax ni ñoom dañ ko mën waaye ba nga ko mënulee yooyu itam nag am na loo mën. waaw fii ka fi dee imam laa jullee. waaw mu ngoog. ku fi judd moo laa tudd. waaw léegi su ko defee. loolu muy wax noonu lu am solo mu waxaat leneen lu am solo. formation des imams. gis nga loolu noonu. man imam yow laa mës a dégg nga dégg waaye man loolu dama koy faral di wax ci samay xutba dama ni leen. maanaam gis nga boo demee tey ci réew yu bare. dafay institut des imams. institut boo xam ne dañ koy tabax uniquement. pour les imams. ay cadre dafay ne ay professeur ay docteur bu imam bi ñëwee dañ koy former. di ko jàngal ni mu wax ci lépp luñ la jàngal rek ci maanaam nooy xutba dañ lay jàngal am na koo xam ni côté psychologie. am na koo xam ni côté social. am na koo xam ni maanaam lu nekk médiation bi mu waxoon sànq. lu nekk dañ la ci ba paree ñu déglu la defal la ijaasa. nga dem loolu dafa am solo loolu dafa am impact bu mu def parce que imam bi situation bu mu gis rek. war na fekk am na lu mu ne ci moom loo xam ni dana ko permettre pour mu mën a. def en face ak situation bu mel noonu. te loolu formation moo koy maye. lu am importance la. ma wax nag ni gis nga formation des imams. dafa nekk loo xam ni besoin la boo xam ni. waruñu ko négliger li xam nga tax. réew bu fekkente ne 95% dañu wax ni ci benn religion la ñu bokk. mais ñooñu majorité la ñu boo xam ne bii. maanaam léegi lu leen di defar. te formation bu imam bu développé ñi muy waxal développé. tigi dëgg la wala du dëgg. développement dëkk bi nga baal ma imam. waaw dëkk bi plan de développement yi ñuy defar yëpp. ñaar a ngi nii buñ ci jàppul du dem fenn. bu fekkee xalifa yi souteniruñu plan de développement yi. du am mukk adhésion populaire. tigi élimaan yi buñ ko soutenirul du am adhésion sociale. gis nga adhésion sociale mooy li ngay defal nit ki. mu yëg ci ni moom ni nga ko moo la ci gën a sawar yow mi ko koy defal. te imaam yi pour ñu jouer rôle boobu dëkk bi pour mu développer il faut imaam yi ñu réformer foofu. former leen
réew mi yëpp di waxandoo dara problème bu am benn problème national. imaam yi mënoon nañoo am fu ñu daje di waxandoo loo xam population yëpp dañuy xëy gis ni lii lañ war a def ñu def ko. ñëpp gisandoo. gisandoo ko wallaay wallaay. am nañ mën nañu am organe bu leen dajale. mën nañu am structure mën nañu am bureau et tout. mais tey association imam yi fi nekk ay association la. ñi ci nekk bénévolat lañu li ñuy def maa ngi nuyu association imam yi. suñu imam Moustapha Gueye suñu magum daara. yàgg na ci sonn ci loolu. ñu ngi nuyu suñu oustaz suñu xarit oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñoo ñëpp ay association lañu. ñu ngi góorgóorlu mais li ñuy def seen effort yi bopp la ñuy def. man yëguma bokk. fu ñu leen soutenir jàppale leen ni ñu leen war a jàppale. moralement et administrativement. dañuy fàtte ndax ku nekk xam na ni imam ni ko tubaab di waxee mu ngi nekk en amont et en aval képp kuy doomu aadama boo gën a see àdduna imam la teeru ndax moo la jox tur waaye boo faatoo tamit imam jullee la wala jiite julli gi ñu laa jullee ñu jëbbal la sa borom imam ñaanal la foog naa ni kon imam ku ko joxul solo bi mu amit yàlla jox na ko te chaque jour mu firndewu kon jot na ñu taxawu leen ca na mu waree foog naa ni comme waa Ñaari Tali ñoo fi teew bu ngeen demee sa koñ ba ngeen tàmbali ku nekk sa wàll woo nga féete ngeen xool imam bi soxna yi duñ leen di taxawoo ndax imam it mënul dem di laaj parce que man sax daf may du ma ne daf may déranger waaye mënoon nañoo ut bu gën par exemple bu ñu nekkee si jàkka ji ñu yor bourse bi. aywa leen si jàkka ji aywa leen si jàkka ji cak aywa leen si jàkka ji dina sax indi benn déconcentration peut-être ci ki nga xamante ni moom mooy wirde wala mooy ñaan maa ngi jégalu nag parce que xam na nit ñi ñoo dañ ñàkk pexe. méthode bu archaïque la dañ ñàkk pexe au lieu ñu yor bourse bi naan aywa leen si jàkka ja mën nañoo teg ak kees wala benn cagnotte boo xamante ni ku ñëw dugal dara. wala nga ab enveloppe benn genre urne ku nekk dugal ku bëgg a joxe jógal. wala compte bëgguma tudd benn kii. compte boo xam ni. yow boo bëggee saraxe sa juróomi dërëm fi nga toog sa téléphone. mën nga cee dugal juróomi dërëm. mu jeex. waa Ñaari Tali sarax bu civilisé doo déranger kenn. jeex na te dana jariñ. jeex na rôle imam bi. pour te montrer que imam gis nga parfois di nga bëgg yenn message yoo xam mu jàll si quartier bi. gis nga même le maire autorité bu taxawee bu waxee sax message bu dem. mais bu ñu bëggee message bi jàll dëgg on est obligé dem si imam. tigi imam bi wax si jàkka ji. wala buñ koy manifester mbedd bi imam ñëw taxaw wax. si le message bi gën a jàll ka sax ko autorité bi kon pour wan ko montrer ko rôle imam dafa am solo trop si gox. yàlla moo leen may loolu daal. dëgg la tigi waaw madame. ma am tuuti rek lu ma yokk ci imam ñun bàjjenu gox yi bu ñu daan ñàkk. dañuy wut borom tama. njiit mu topp ci di tëgg bopp koñ bu ñu dem dañuy taxaw mu tëgg woote. njaboot yi génn leen seen njaboot ñi ñàkk si ñëw nañu wala dañuy ñëw biir sàngam wala dañuy kii léegi suñuy ñàkk dañuy dem ci jàkk ju nekk. gis imam bi fu mu jullee wax. fu mu sëlmalee wax. wallaay dañuy ñëw rek duñ tegee suñu taaba rek nga gis femmes yi di ñëw andi seen njaboot ñu ñàkk ndax jàll na si jàkk ji xam nga loolu imaam dimbali nañu. te ba tey ñun ñu imaam nag bàjjenu gox yi ak imaam nag ñoo bokk jàngoro. ñun dañuy liggéey te yàlla tax. am ñu sàlli. waaye li ma bëgg ñu jeexale ko rek mooy li nga xamante ni moom la ñu jàpp d'abord si jeunes yi foofu ne moo gën a jàmpa sa koñ ba. ci waa Ñaari Tali. li gën a jàmp rawatina si waa NGB. ngir tey jii ñu taxawal ko ñu jëmmal ko. waaw fi mu ne nii lu ñu gën a jàmpal ñun. lu gën a jàmp lu ñu gën a soxla instant bi mooy suñu terrain de football bi. parce que tamit même am na parce que terrain bi du football dong lañ fi def. parce que li diine si boobu dafa nangu tàggat yaram. ni ki sa yaram foog nga koy tàggat. yaa ngi dégg parce que loolu day gën a ki sa santé. tey terrain bi nu mu mel noonu nekk suuf noonu tey ngay ñëw di fa daw di fa tàggat di daw ëllëg yow yaa ngi tàggat sa yaram mais yaa ngi mujj jàngoro. parce que poussière boobu suufoo di jóg di dugg te da lay feebar. te am nañ ci projet boo xam def ko synthétique def ko lépp ñu wax autorité yi nekk si commune bi nañ jàppale jeunesse Ñaari Tali bi loolu parce que jeunesse bi loolu rek lañ soxla te di wax si beneen côté tamit gis nga nit ki profil jeune boo koy dimbali dangay xool selon profilam ak quartier bu mu dëkk parce que tey benn jeune mënul dëkk Ñaari Tali juddoo fi yaroo fi màggee fi nga ne da nga koy dimbali bëgg koy yóbbu Ngunjaan ne da nga koy jox tool ni ko bayal da ngay sànni sa xaalis sànni sa suuf da ngay xool selon lu mu mën ak fu mu dëkk te parfois war nga former ko. nga former ko surtout loolu parce que parfois loolu mooy indi problème suñu autorité bi da ngay wax ñu la jeunes yi bëgguñu dara. bëgg tab booy koo si gis
bëgg na dara ndax bëgg na solo bëgg na lekk bëgg na naan te bëgg ko sàcc bëgg ko fen te cause gis loolu la kii bu ñu gisee dara nga gis ni si daw si dem comme que quartier bi mel ni ñaatal tey bu ñu xoolee population 90% yëpp ay jeunes lañ te yaa ngi di si biir jeunes yooyu 70% yëpp liggéeyuñu boo xoolee suñu quartier mi ngi fonctionné à part bu fekkee du koor gi ñëwul boo fa ñëwee 7 heures si suba ba 11 heures doo fa gis da ngay yaakaar quartier bi benn jeune amu fi mais à part de 11 heures midi booy commencé yeewu toog si bopp koñ yi yaa ngi dégg loolu mu nekk problème boo xamante ni ñu ngi koy dund suñu biir quartier loolu autorité war nañ si mën a jàppale bu dee koor gi booy bu ñu xëddee par li ñuy tëdd 2 heures la ñuy yeewu te ba pare comme suñu président daan nañ ko tàmm di wax du ñu ko tooñee daan yéen am na loo xam bëgg ngeen ko def waaye mënoo ko yéen da ngeen di ñaan comme booy ni ñuy ketee noonu di ket ba su bopp koñ yoo pare da ngay teg sa kii bi gaz bi da ngay teg da nga koy xam ay mat teg cin bi sot si ndox yaa ngi dégg 4 heures yor lekkat bi taxaw si bopp koñ bi di ket ba 4 heures dem 5 heures nga am xaay dem jënd café ñëw teg diggante 18 heures 19 heures nga amaat leen dem jënd suukar xam nga yow mooy loolu lañ si pré da ngeen di ñaan pour mayewaat kon xam nga mënoo leen ko mais bëgg ngeen mais da ngeen di ñaan ba pare yàlla waa na pare dem mayaat ko pour mayaat ko ay nit ñi xam nga loolu volonté la mais xam nga loolu ñu def mënuñu ko ndax buñ ko mënoon tey dañuy ñëw teg ci ni rek jënd suukar ba café sotti segg jox waa koñ yëpp ñu naan mais booy bu am nañ volonté mais mënuñu yaa ngi dégg loolu tamit war nañ mën a xool autorités yi ni ñu siy jàppale boo xool quartier mel ni ñaata quartier populaire gis ngeen si reportage booy ñu ngi def ay yëpp di jox ay ndogo yooyu yëpp te dañ koy ñaan si nit ñi di ko defaat nañ gën a encadrer jeunes yi ñu gën ñu jàppale boo xoolee populaire quartier mel ni ñaatali bàjjen gox yi ñoo ko yor suñuy yaay yooyu lu ñu fay fonctionner lu ñu fay génn xaay di ko def fekk sax jeunes yi parce que ñoom lañ gën a encadré ñoom ñoo gën a am organisation fekk ces jeunes yi mais dañuy bàyyi rek quoi nañ jàppale jeunesse ñaatali gën leen encadré quoi. très bien jërëjëf en tout cas yéen seen demin moo gën a moom lañ gën a mën a rafetlu deminub yenn jeunes yi ñoom ñu leen di fàttali ne ay sénégalais lañu ay doomu réew mi lañu kon nañu xool ci seen i ndey xool ci seen i baay xool ci seen i nawle ndax ci point E xale bi nga xamante ni nekk ni si uskutooram këf saagab maire bi ba gaañ ko si gémmiñ gi ba gémmiñ gi kii loolu rafetul jekkul loolu jekkul nañu xoolaat ragal yàlla ndax ci weeru koor la ñu nekk kuy këfab saak ba weeru koor xanaa nga ragal yàlla loolu jekkul rafetul si ay waxambaane loolu kon nañu bàyyi xel ci loolu te xam ni ki yaa këf saak bi xamoon ndax am na lu nekk saak bi loo xamante ne nii mën naa juru lor bu ko yorul dans la minute qui suit loolu lu am solo la ak pàttali la woon rek ndax lu xew la daanaka ci suñu mbedd. alors mama lu gën a jàmp ci mama ci gox ba foofule ci bàjjenu gox yi ci jigéen ñi. waa li gën a jàmp daal mooy maternité moom. maternité waaw Biscuiterie quartier bu rëy la amuñu maternité ku fa jàpp guddi Gaspard ngay dem wala nga dem HLM wala nga dem fële. mais bulu duwaañ te loolu war na fa mën a am. da ngay tëdd ba xaaji guddi mat la yeel fooy aw. amoon ci Biscuiterie doo kii sax doo kii da ngay woo kenn rek mu gunge la nga dem. te sa oto boo moytuwulee da nga fay bàyyi jël taxi ndax amatu leen fu ngeen gaare waaw tànn nañ lu bari na ci de da ngay yor malade guddi da ngay jaaxle. wala nga yor néew guddi bëgg ko suturaal génne ko ci guddi doo am foo jaar. kon wax yooyu yëpp kii alimam lu gën a jàmpa si jàkka ja. jàkka ji moom wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bu baax dafa fekk nag jàkka moom liggéey la boo xam ne du jeex nit ñi ak population yi wax dëgg yàlla gàttañ ñooñu nit ñi boo leen dee xool rek nga xam ni sénégalais yi vraiment jàmbaar lañu am na ñoom maa ngi seetlu benn waay boo xam ne du julli mukk fajar te amul lu mu def ci kees gi soit juróomi dërëm soit 100 francs soit nangam yooyu ñu dajale noonu ëpp naa xeeb parce que loolu ci la ñuy fay courant yi xam nga jàkkee léegi dañuy fay courant ci la ñuy fay ndox am nañ fa ay ñu fay liggéey ñoo xam ni ñi ñooñu ci lañ leen di fay ñooñu ñooy parce que cour bi ñaari tali grande mosquée bi dafa yaatu toilette yi ak cour bi ak yëpp ñu koy nettoyé su ko defee loolu population yi ñu ngi ko li ñu mën ñu ngi ko ci def xanaa di ñaan autorité yi wax dëgg yàlla ñoom itam ñuy jàppale jàkka yi surtout jàkk ju mel na grande mosquée nga bu ñaari tali nga xam ne mooy deuxième mosquée de la ville gannaaw boo ci génnee Javier bu mooy deuxième mosquée loolu la ñu wax su mel noonu ñu leen ñaan ñoom itam wax dëgg yàlla
ñuy di ñu dimbali. ndax lépp lu ñu def luy jëmale jàkk bu njëkk amuñu woon morgue am nañu morgue léegi. toile yi di demee loolu noonu defar rénover waat nañ ko ci ay bonne volonté yu nekk foofu. miir bu jàkk jooju am ko woon bu njëkk problème bu rëy la ñu amoon. nit ñi fu waay neex dugg am nañu fa daan dugg guddi lu leen dañ ko ci daan wax. waaye léegi miir nañ ko. ba mu def ñeenti bunt dañ koy tëj. def fa ay gardien. très bien waaw loolu laay wax ci côté bu ci beneen côté bi may wax. mooy ñun waa Ñaari Tali ñu bàyyi xel ci li may dégg léeg-léeg parce que man léeg-léeg. damay dégg kuy wax ni sala projet bi di ñu ngi koy liggéey nii waaye bu paree waaye Ñaari Tali kenn maanaam nañu fexe ba loolu défi boobu ñu relever ko maanaam fexe ba bu ñu paree projet boobu buñ ko malmené def ko noo xam ni. liñ doon am na ñu koy wax de. am na ñu koy wax su ma la waxee dëgg am na ñuy wax ni. sala bu paree danañ fa sànni kii danañ fa def laa. may di woo population yi di leen wax ni loolu. loolu àndut ak diine. àndut ak maanaam civilité. kon bu projet bi pare jàmm incha allah ñu ma fi fekk nañu fexe ba sàmm ko lu mu laaj. très bien waaye nag it nag. ñii defar projet yi ma del wax ni. projet bi boo ko defaree doo daal dem wocc ko fa. il faut nga teg fa ay nit te comme li Diop wax. xale yi Ñaari Tali nga fa. jëlal ma Samba jëlal ma Demba. kenn ku ne nga am loo ko amel. muy veille guddi di xool. parce que problème mu Sénégal sama infrastructure yi du am suivi. loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi. boo ko defaree ne xool bu jarul ay milliards nga bàyyi ko nit ñi kese. yàqi koppar la déedéet jëlal Diop jëlal keneen jëlal même ci jigéen ñi. defal ay kii lu mu tudd ay buvette yu ndaw ci biir. buvette yu ndaw ci biir nit ñi mën ñuy defar di fay muy fonctionner. affaire bi dox ñu di ko respecté. jeex na. oui affaire deux voies yi. comme ni ñu ko waxee nii 2 voies Ñaari Tali nañ ko bàyyi ak population Ñaari Tali. parce que diggante ñaari maires yi dèjà ñu ngi ko commencé xëccoo. parce que 2 voies dafa zone maire Biscuit ak maire Grand Dakar. population Ñaari Tali ñoom lañ defaral foofu. tey bu ñu ko jëlee bu ko defee politique Khalifa bëgg a caser benn booyam boo xam mu ngi si mairie ba. dëkk foofu mu bëgg ko fa garder keneen def fa. bañ ko politiser. loolu mooy yàq affaire bi nañ ko bàyyi population Ñaari Tali. la jeunesse de Ñaari Tali. ñoom ñu gérer seen biir seen bopp. comme ni ko imaam waxee. buñ ko gérer suñu bopp parce que nit ñi kat xamante nañ. mais suñ ko tey boo fa tegee benn étranger boo xam mu ñëw foofu ni muy gérer 2 voies Ñaari dëkku fa dañ koy défier. mais tey benn mbirun bu toogee kii xam ni ku nar a def li mu xam ni mbirun moo fa toog mu xam Ñaari Tali dëkk xam na ko bu fa defee dara suba dara mun na ko see bénéfice du ko def. yaa ngi dégg nañ ñu dimbali si côté boobu si 2 voies Ñaari Tali ñu gaawal liggéey bi parce que comme ni ñu am ni ko am na buvette suñ defal nañu fa buvette ak lépp suñu bitik moom c'est moderne ni ñu ko defaree yaa ngi dégg loolu lépp am na fa mais nañu gaawal liggéey bi gaaw ñu mën a jël suñu 2 voies parce que mun ko gérer normalement nuñ ko bëggee daal. Alimam fooy tëjee waxtaan wi. waaw man de tëj gi tëju mbégte lay doon. waaw parce que gis naa un imam buy jouer rôle am te am yéene bu rafet di wax xalaat sagesse boo xam ni boo ko dégloo. di nga xam ni duma wax naan un imam moderne un imam de développement comme ni gaa ñi wax mais naturellement. ak oyof gi nga xam ni. naturellement rôle imam bokk na ci le développement. bokk na ci cohérence su quartier bi mu sàmm ko bokk na ci gindee yeete te loolu pour mën ko def il faut mu nekk ku jàng. il faut mu nekk ku xam il faut mu nekk nit ku dal il faut mu nekk itam nit kuy góorgóorlu ba mën a boppam tuuti. loolu mënut a ñàkk loolu ñu ngi ciy sant imam bu baax di encourager vraiment liggéey boobu jeunes yi seen équipe wàccoon na bëgg nañ ñu mu yéegaat loolu ambition la. waaw. ñu ngi si kaw non wàcc ñu. respecté leen parti non wàccoon na dañoo nekkoon suuf mais génn naa ne ñu ngi si kaw. bi Serigne Mansour léegi ñaanal leen ñu gën bi Serigne Mansour mais nañu nangu leen rek. da leen fekk ngeen a bale. waaw comme mbalit mi ñëwaat na. ngeen am ay tolof na set. waaw non dinañ set dañ ko commencé demi-finale bi. bu ngay ñaan bi ñu gagné. war a finaalu. yaa ngi dégg bu ngeen fa ñëwee. ñaan mooy dàq Paris. nañ ñaan yàlla loolu. waaw ngeen yéegaat li ngeen bëgg yëpp. incha allah liggéey ngeen am ko ànd gi gën a dëgër. autorité yi ñu dimbali rek gën di jege. seen ay kilifa. surtout ça gën a am cohérence gën a vraiment fexe ba équilibre am ci quartier bi maanaam coow yu bari werante yi. yëpp parce que ndaw moo am énergie boo xam ni. bu ko jëmalee fu baax rek dëkk bi dal. mais di gën di rapprocher imam bi am ngeen chance wu. imam boo xam ni mi ngi xalaat mi ngi préoccupé wu ci liy doxal dëkk bi
di ko rapproché li mu xam mu di leen ko wax loolu mu leen di jox bu leen ko xeeb moom mooy rooxu équipe bi moom moo koy kii soxna Camara xam naa ni Khalifa moom toggalu la ndogu tey iftaar la mais wala ndogu laa ngi ñëw de wala du ko génn xaw ma daf la ko toggal xaw ma daf ko lekk bàyyi leen mais sant jaxatee nga ca kër ga ma bàyyi leen waaw mais soxna itam vraiment soxna itam ni yàlla bindee dëkk boo dem wala gox boo dem ci Sénégal liggéey bu ñu fay def bu ci soxna yi jàppul du dem parce que ñoo gën a mën a mobiliser ñoo gën a nangoo joxe ñoo gën a mën a gën a ñàkki problème mu xëccoo damay wax ni jàkka yi soxna yi ñoo ko tabaxa góor ñi ñoo fay jiite mais boo laajee imam lay dëkk ci ay koñ ba ci ay soxna di yëkkati seen teraanga di ko jox jàkka ji soxna yi ñoo imam mënu koo muñ mais jàkk yëpp jàkka yi soxna yi ñoo ko tabax ñun nag dañuy defe ni diw ak diw imaam ñiy feeñ ñu defee ni ñoo def yëf yi ñooñu di feeñ ñoo ci gën a néew luñ ca def mais ñiy defar gi ñu ngi ci biir quartier bi di def te yàlla rek moo tax ñu di ko def ñooñu kon bu ñu àndee di jàppale koñ ba di góorgóorlu nañ leen kii mais ñu génn tey ak benn affaire proposition la formation des imams rôle des imams muy thème boo xam ni il faut ñu développer waat formaliser seen statut surtout waaw il faut ñu développer waat ko parce que dafa am envergure nationale dañ koy jàmbat fépp imaam yi dañuy nekk imam par héritage sëriñ daara yi nekk sëriñ daara par héritage man sama doom bu ma ko jàngalut li ma jàng yar ko ci li ma doon wax dëgg yàlla jóge fi wër te tax mu taxaw toog sama place mais dama ko waroon jàngal li ma jàng ba mu man li ma man su ko manee ni ma ko mane nag wuutuma ci sama man ma di ko tette ba mu man ko ba fi jógee man na ma wuutu mais su fekkee damaa nekk fii mu nekk fële ma jógee fi mu ñëw man maay doomu diw ñu jox ko jàkka ji mu jiite ko par force mel ni jàkka dafa nekk dafa am sant loolu problème ci liy jur ngay am ay élimaan yoo xam ni tànnuñu leen ci xam-xam tànnuñu leen ci jikko loolu ci li koy jur la bokk jërëjëf imam Cheikh Tahir Fall jërëjëf imam Serigne Issa Seck di gërëm également soxna Adja Marie Camara di koy ñaanal xolub muñ ci rawatina ci xiif bi ci weeru koor bi muy bàjjenu gox bu Biscuiterie di gërëm également Medoune Diop président commission sportive bu NGB Ñaari Tali Grand Dakar Biscuiterie merci kontaan nañ trop ci émission bi xam naa ni seen place am na lool solo ci wàllug ki progression bi vers le sommet ndax ni mu leen ko waxee rek iftar compétition la waaye tamit si benn esprit boo xamante ne esprit constructif la kon mbokk yi iftaar a ngoog di lañ jox daje ëllëg bu soobee suñu boroom ci benn spécial iftaar bu ñuy jagleel université Kognop université Gaston Berger bu Saint-Louis ndax université la boo xamante ne nii dañu ko ràññaatle woon lool ci wàllug excellence waaye koñ la boo xamante ne également dafa dem ba si yenn yi mu am crise yoo xamante ni mu ngi gàllankoor ak di gàkkal la nga xamante ne moom mooy mbaaxam ak wayam ba am na ku fa gaañu woon ci étudiants ya ci grève bu ñu doon amal di fàllu seen fukki fan ak juróom ci weeru mai nit ki ëllëg nag di bés boobu di dellusee ñu jagleel ko spécial iftar muy tàmbali nag ni ñu koy waxee exceptionnellement 21h30 daañu leen tagal benn grand reportage boo xam ne Maimouna Diallo dem na fa defi ko ginnaaw gi 22h seen waxtu iftar ñu ñëw ak yéen ci waxtaan wu am solo woowulee muy hors série Al Imam donc di émission spéciale bu ñu koy jagleel. di la ñaanal fanaan jàmm jërë ngeen jëf.